waaw asalaamaaleykum suñu mbokk journalistes yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant comme ni ñu ko doon faral di defee ginnaaw bi leen nuyoo ñi nga xam ne mooy suñu mbokk journalistes yi di nuyu aussi suñu ay camarades suñu ay mbokk Sénégal yëpp ci ndaje bi nga xam ne kuréel gi ñu woowee mouvement pour la défense de la République mooy MODER ñu xam ko ci bu réew mi tolloo ci yenn yëngu-yëngu ñu am nu ñu taxawee tey ndaje boobu la ñu woo suñu mbokk journalistes yi di wax ni fii ñu daje tey ñu ngi nekk ak le coordinateur national ak diaspora muy mouvement MODER ki na ca boobu muy monsieur René Pierre Yéhoume nekk responsable fii ci Dakar Plateau bu Benno Bokk Yaakaar man mi nga xam ne man may administrateur bi tudd Malal Diallo Picc nekk fële ca département de Pikine bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu ànd ceeg suñu ay camarades suñu ay sœurs ku ci mel ni le frère Abdoulaye Ndiaye ku ci mel ni bu Jidda Thiaroye Kaw ñu ànd ceeg suñu sœur Fat Sall bokk ci mouvement national des femmes Benno Bokk Yaakaar ànd ceeg suñu sœur la présidente Kouma Ndiaye bokk ci mouvement national de la jeunesse républicaine ànd aussi ak suñu beneen sœur di maman bokk ci jeunesse républicaine tey li ñu taxoon daje mooy dañu bëggoon ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy suñu ay mbokk journalistes yi ku ne yëg na actualité nationale bi muy élection législative ñu bëgg ko def ci dal def ko ak jàmm lépp nekk njëriñu askanu Sénégal waaye la ñu commencé seetlu dafa am ñenn ci acteurs politiques yu bëgg a yóbbu mbir mi ci loo xam ne àndul ak suñu démocratie àndul ak li nga xam ne aussi moom mooy suñu organisation élection yi nga xam ne ñun ñëpp dañ ci bokk tënku lépp ne ci constitution Sénégal direction des élections yor ko ñu ne tey dañu bëgg a indi waxtaan ci ñaari mbir yooyu mooy lan dañu bëgg a wax ci suñu ay institution waxtaan suñu ay bànqaas yoo xam ne ay kuréel la yoo xam ne askanu Sénégal ñoo ko moom yu nekk ci fii ci réew mi am yu nekk bitim réew ñu bëgg a waxtaan aussi ci li nga xam ne moom mooy élection yi ñu jëm muy juillet 2022 ñu bëgg a wax ni dafa am ñenn ci opposition bi yoo xam ne dañ leen di woowee waa Yewwi Askan Wi ci élection yi ñu génn am ci ñoom ñoo xam ne dañu contrôler ñenn ci ay département fu mel ni département de Dakar ñu bëgg a tudd ku tudd Barthélémy Diaz dañ ko dégg bërki démb ci loo xam ne moom du mandataire Yewwi Askan Wi ci manipulation boo xam ne lañ doon def démb ak bërki démb ba mu jural Sénégal ay suñu ay rakk suñu ay sœur suñu ay jigéen ñu génn ci àdduna ci anam bu metti ci anam bu ñaaw ñu tolloo 14 personnes ñu leen di jooy noppeeguñu diggante bi nekk na fi maire Dakar am na loo xam ne processus la seen mandataire dem na déposer liste am na lu tukkee ci liste bi la ci xew mais na dem évaluer seen mandataire nañ dem évaluer Khalifa Sall mi teewul investiture yi nañ dem évaluer Déthié Fall mi yoroon neen mandataire bi waaye ni fi ñool ñukk dem ca buntu direction élection bokk ci bànqaasu ministère de l'intérieur ñu dégg ko mu ne damay dem jëli xale yi ñu ñëw wuy sama appel ñu fekk fi suñu ay mbokk policier jaamaarloog ñoom loolu dañu koy ñaawlu te duñu yem ci ñaawlu ko waaye dañu bëgg a wax le procureur de la République di wax ministère de la justice di wax président de la République nañu renforcer ñu sécuriser suñu ay institutions benn doomu policier tëneem waruñu ko laal bay laal jëmmam benn structure muy bànqaas muy kuréel muy police muy gendarmerie muy sapeur dootuñu nangu kenn ku leen di xoqatal wala ngay ñëw de néewal doole wala ngay ñëw di indi violence seen kaw parce que nag bu weesoo tenue bi ñu sol ay doomu Sénégal lañu
dañu am ay soxna am ay doom am fu ñu bokk nekk ay citoyens sénégalais yoo xam ne ay fonctionnaires lañ loolu moo tax ñu sol tenue bi dama xam ne bu ñu ci jugul ak élection yi ñu jëm danañ fi jàpp policier di ko dóor wala ñu jàpp police di ko néewal doole wala ñu jàpp benn gendarmerie di ko néewal doole te xale yi ñu koy defloo ay xale la yoo xam ne ay élèves lañu dañoo toll ci jàng ku toll ci jàng xamoo dara da ngay uti xam-xam bu ñu gisee ay politiciens yoo xam ne ay responsable lañ nekk ay magum jëmm naan xale yi dem leen ngeen taal ay pneu dem leen ngeen jaamaaroog ay policiers donc loolu dañ ci président de la république da ci jël ay matuwaayam ba mat sëkk moom ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo ne ci gouvernement bi amul benn sénégalais bu ñu rafetlu li nga xam ne moom la Barthélémy Dias def bërki démb nit ki bu dee da nga am sa xamadi am sa réewande am sa ñàkk yar da nga koy yemale sa bopp wala nga yemale ko sa kër bàyyi lañ dul nangooti mooy nga am sa réewande wala sa ñàkk xamadi wala sa ñàkk am xam-xam nga ñëw ci lu mel ni police wala gendarmerie ne dama fa yóbbu ay xale ñu jaamaarloo ak ñooñu moom fan la waroon njëkkee damay jëli samay doom damay jëli samay militant parce que xam na ni amul benn xale buy génn di mobiliser wu pour xeex pour benn politicien ak foo mën a bokk Benno Bokk Yaakaar gisaguma benn appel bu ñu lancé à la violence pour ne xale yi dem leen ngeen jaamaarloog benn opposition ngeen jaay seen bakken wala ngeen ñëw jaamaarloog ñoom ci loo xam ne du mbirum démocratie ñu bëgg a wax le ministre de l'Intérieur na jël ay responsabilités même bu dee da nga nekk député wala nga nekk maire wala nga nekk ministre ak koo mën a doon kenn warta am pouvoir ñëw fekk ministère de l'Intérieur wala benn police nga naan damay xëcc giri wala dama koy dajje parce que da nga nekk maire loolu kenn waru ko def di fanaan sa kër képp ku ko def ngay policier ngay politicien ka nga nekk député wala maire ak koo mën a doon waroo ñëw jaamaarloog ay policier di dajji ay buntu après nga fanaan sa kër loolu le ministre de l'Intérieur daf ci war a jël ay matuwaayam gis nga li ñu bëgg a def buñ leen ko nangooloo pour démocratie loolu du démocratie di ngeen fekk ay kilifa diine ñu dóor leen ëllëg dinañ fekk ay institution ñu dóor leen parce que ñu ngi saaga ay sëriñ kenn du leen wax dara ñu ngi saaga ay police ak gendarmerie kenn du leen wax dara yegg nañ ci taxaw ci buntu ministère de l'Intérieur di jaamaaru ay policiers ci direction des élections trop c'est trop que muy Barthélémy Dias que muy Ousmane Sonko ak foo mën a bokk ak koo mën a doon kenn warta am pouvoir ci réew mi ñëw fekk policier bu sol tenue def liggéeyam ngay jaamaarloog moom wala ngay dem ci structure police naan damay dajji buntu yi loolu ñun dañ ko dul nangootil kenn le mouvement moderne mouvement pour la défense de la République suñu ay institution mënuñu am lu leen gën a kawe sàmm institution yi nag ku nekk am nga ci part de responsabilité que nga nekk pouvoir que nga nekk opposition bërki démb mois de mars la ñu fal Barthélémy Dias maire kuréel yi ko fal maire direction des élections bii muy wax nii mais direction des élections bii moom moo recevoir seeni dossier direction des élections bii ñoom ñoo jël seen dossier jébbal ko ministère de l'Intérieur ñu organiser élection yi ministère de la justice bii ñuy wax ministère de la justice bii bi leen askan bi joxee ay voix justice bii ñuy wax moo ko validé loolu moo leen takkal écharpe ñu nekk ay maire ëllëg su élection amee da ngay nekk un démocrate soo demee parrainé ji ñun la dañ la parrainé woon waaye bañ la parrainé ba nga nekk maire gisuñu lenn loo def pour ñun donte juróomi weer nga fi def ci lan la nekk bi ñu falo maire dem di taxaw ay koppar di ko dajale kenn xamul fu koppar yi jëm dem di jël ñoo xam ne ñu ngi dëkk dans le sud jëloo leen en tant que sénégalais di leen jël pour yeneen mbir di leen jël ci loo xam ne yoon daf ko nanguwul loi ak règlement wu ministère bi yor territoire national yi respecté wuñ benn règlement réew du dox ci loo xam ne ay sart lay dox Sénégal gi le président de la République dañ koy wax mu jël ay responsabilités di ko wax ministère yi nga xam ne ñoo yor kuréel yi nga xam ne ñoo yor organisation réew mi parce que suñu xoolee loo xam ne jaaduwul ñu koy seetaan ëllëg dinañ ko bëgg a saafara duñ ko saafara te lu ñu waroon saafara bu yàgg la Barthélémy Dias lu dul réewande xamadi
du xam-xam bu mu incarné Dakar waay du xam-xam bu mu won Dakar waay ku taxaw naan 20 heures maa ngi dem ñëwaat ba mu demee ñëw benn xale topp ko amul benn xale bu wuyu Barthélémy Dias keroog bi mu ne maa ngi dem ñëwaat ñu ngi koy xaar fii ba 1 an mais la mu bëggoon du amaat Sénégal wala bu ci demee comme ci àndal di ngeen ci wéet ak moom ndax li amoon du fi amaat ay nit du ñu dee pour des raisons politiques ay nit dootuñu dee pour des raisons yi kenn mënut a expliquer ay nit du ñu dee parce que ndax lan man maa am sama problème personnel loolu mi ngi suñu ginnaaw ba tax na le mouvement pour la défense de la République dañu féliciter le président de la République ci suñu système démocratique loolu moo ko jox leadership am ba mu jiite li nga xam ne mooy président en exercice bu CEDEAO tey loolu ba mu jeexee tey moom mooy jiite président en exercice bu Union africaine ëllëg yàlla jiite francophone ba mu jiite Nations Unies Sénégal du réewu caaxaan Sénégal dëkk bu màgg la ci àdduna bi ku xool tey fi àdduna bi toll ci pétrole ak gaz ci dëkk yu ëpp doole ay Russie Ukraine seen guerre bi dëkk yu bëri seen i entreprise ñu ngi tëj dëkk yu bëri fayekooguñ footu faye jotuñ seen salaire ñi fonctionnaire yi ñu fayeeko seen salaire terre bi mi ngi daw ñuy xëy daw seen sutura ñu ngi ciy daw seen sutura car rapide yaa ngi daw taxi yaa ngi daw malgré tey gis ngeen problème bu am essence ak gasoil mais Sénégal ñu ngi koy gérer ñu ngi gérer suñu économie di ko maîtriser alhamdulilah nañu jéem a defar suñu xel yi jàppale état du Sénégal ci combat bu mu nekk mooy suñu économie bañ a naax saay loolu mooy combat bu baax bi fexe ba kii bay bu paree jaay ko fa mu ko war a jaay am ci wërsëg bi yor ci njabootam waaye nañu yóbbu xale yi ci loo xam ne dañu taal réew mi dañu def nii pour réew mi bu tàkkee ñu wàcc gouvernement bi ñu renégocier les contrats pour ay pétroliers loolu mu ngi suñu ginnaaw taxuñu jóg na xale yi xam ne politiciens yii di wax dara yëkkati wala lu dul ay pétroliers ñoo ne seen ginnaaw lañ def dëkk Afrique yi mu dàkk loolu lañ bëggal Sénégal ñu renégocier les contrats jox ko yeneen entreprise ngir ñu mën a exploiter suñu pétrole ak suñu gaz entreprise yi fi nekk président Macky Sall signé lu leen régime yi fi nekkoon président Wade moo leen signé président Macky Sall bu mu ñëwee dafa def ay réformes sur le foncier réforme ci institutions yi réforme ci kuréel yu bëri ba ci pétrole beeg gaz bi ñu xool lan moo ci avantage Sénégal pour tey ak ëllëg mu signé ko donc amatul lu ñu renégocier pour di ko jox Jean wala Paul fi ñu toll tey mooy dañoo bëgg sénégalais yi organiser wu seen ginnaaw gouvernement bokk benn combat mooy combat économie Sénégal bañ a naax saay fexe ba stabilité bi am ci réew mi continuer di am ci réew mi fexe ba citoyen Sénégal bi ak foo mën a nekk boo bëggee jàng boo bëggee dem université boo bëggee liggéey nga liggéey boo bëggee faju nga faju boo soxlaa transport am ko foofu la Sénégal toll waaye kaay la ñuy yóbbu ci réew mi ci loo xam ne amalul kenn benn njëriñ te bu daw jotee ñoom am nañ tànk yu ñu dawee waaye suñu doom yi suñu famille kenn amul foo dawee amuñu lu dul réew mi donc loolu laa doon wax ci pàcc bi nga xam ne moo nekk en wolof di jox rendez-vous nag waa APR ak Benno Bokk Yaakaar ci fan yu néew la coalition danañ génnee liste bi suñu génnee liste bi dañuy woote l'unité dañuy woote unité pour ñëpp nekk ci ginnaaw liste bi pour ñu am majorité à l'Assemblée nationale ginnaaw bu ñu ko amee ñu mettre en place le premier ministre mettre en place gouvernement bu bees ñu taxaw ci jafe-jafe askan wi ngir Sénégal mën a dem fi nga xam ne mooy vision au président Macky Sall waaye bu ñu fi nekkee di xool suñu bopp suñu intérêt bopp ëllëg danañ taxaw bëgg am majorité à l'Assemblée nationale duñ ko am bëgg a def premier ministre duñ ko am bëgg a fal ministre duñ ko am bëgg a fal directeur du dox duñ ko am di nga bëgg a fal chargé de mission président Macky Sall du ko mën nañu xam ne ñu fal suba suñu premier ministre ñun kese la dépendre mooy ñu fàtte suñu bopp organiser wu autour du président de la République autour de la coalition Benno Bokk Yaakaar bu ko defee yàlla mën ñu jàppale ba ñu réussir lu ñu bëgg je vous remercie chers camarades